ay tënk la mbokk yi ndes tuuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen nuyuwaatee ba noppi tey benn fan ci weeru septembre la ñu wax ni université publique yi ci la yenn ci étudiants yi di delluwaat jàngi waaye fële ci université Gaston Berger bu Saint-Louis nemmeeku gi mooy jàng amul foofule amphithéâtre ya kenn nekku fa mbootaay bi ëmb étudiants yi nekk foofu ca UGB ne nag am na ñetti fan yoo xam ne dooree ko tey jile dootuñu jëndati ticket ci restaurant yi jàngit du am foofule dañuy dem ca Ndar fekk ji fa suñu ndaw la ñu fa teewal Ousseynou Diop Ousseynou ñu ngi lay nuyu. Université Ndar tey amul benn amphithéâtre boo xam ne ubbi nga xale yi jàng fa boo xoolee tey ci biir amphithéâtre yi amul kenn ku fa ne ndax étudiants yi nga xamante ni ñoo nekk ci coordination des étudiants bu Saint-Louis dañu décréter 72 heures de GST waaye tamit ni dañu def lu jëm ci wàllu njàng mi lépp ñu war koy dakkal moo tax nag tey ci wàllu njàng mi ni ñu ko waroon a tàmbalee loolee amul. étudiants yi nag daan nañ ci yàbbi ñoom ci seen i bopp li ñu xamle mooy kilifa yi li leen bëgg a imposer nag loolu mënul jàll moo tax nag ñu jël ndogal bi nu mel. bon situation bi am fii nii naqar nañ ko bu baax a baax la fekk on a resté 5 mois toog nañ moo presque 5 mois defuñu cours defuñu dara toog suñu kër yi et tout donc am envie retourner waat campus ñu ñëpp def suñu cours. ñibbi ñëw gisuñu professeur gisuñu administration boo xam ne aussi mën na cee def dara si le CROUS aussi est là du ñu imposer ay loo xam ne xam naa ne du mën a jàll donc lañu fexee trouver tey daan waxtaan pour essayer. waaw parce que man mi di wax ak yow maa ngi UFRSAT dañoo année blanche woon bokkoon na ci ñi nga xam ne année blanche lañ defoon ñu ñëwaat actuellement ñu ngi doon xalaat année bi normale ñu ñëw avec cette pandémie là gis nañu li fi xew tey jii ni buñ bëggaatee rek loolu amaat rek day xaw a métti si ñun daal dañoo war a sóoraale bu baax a baax parce que ñëwuñu fii pour toog fii dañu fay ñëw pour jàng génn fii dimbali suñuy waajur travail pour le Sénégal aussi. Université Gaston Berger bu Ndar tey jàng amu fi étudiants yi ñi nga xamante ni ñëwoon nañ 8 heures bi ñu déggee xibaar bi ñu ci bare dañu delluwaat seen kër ñi delluwaat ci seen ay bërëb yi nga xamante ni fa la ñu dëkk ci université bi mu mel na kon bras de fer bi nga xamante ni moo dox ci diggante administration bi ngir ñu tàmbaliwaat lu jëm ci wàllu njàng mi ñii ñëw tey ñii ñëw suba moo ko waral étudiants yi nag ñoom fa ñu taxaw la ñu taxaw nee na force waxtaan am ndaxte kilifa yi nag li ñu bëgg ñoom mënuñu ko daal di nangu fii ci diwaanu Ndar Géej. jërëjëf Ousseynou Diop nekkoon foofu ca diwaanu Ndar ca Thiès moom université ba fa dafa mel ni étudiants yi jëlaat nañu yoonu amphithéâtre yi te jël nañ bépp matukaay ci wàllum wér-gu-yaram ak li ñuy dund jamono ji fexe ba lii di virus bi du mën a law ci campus social ba dañ ciy déglu Cheikh Abdoulaye Diagne moom moo jiite service administratif ba ci micro Cheikh Anta Diop ak Seyla Tia. matuwaay yi du bi ñu waxee ne étudiants yi dañuy ñëw rek lañ ko tàmbalee jël ndax bi mbas mi ñëw mesures yi directeur njëkk a jël mooy boobu sax étudiants yi demaguñu mooy commencer def ay affiches ak sensibiliser les étudiants pour que ñu jël les mesures nécessaires pour éviter la contamination. par la suite décision bu ñu président de la République jëloon pour ñu tëj université yi accompagner nañ étudiants yi pour ñu delluwaat ci seen dëkkuwaay yi. bi loolu weesoo ci la directeur ak équipe am toog réfléchir ci benn comité boo xamante ne ni liggéeyam mooy xool nan la ñu mën a envisager nan la ñu mën a réfléchir ci ubbite école bi bu étudiants yi di ñëwaat ak situation bii nii. donc comité boobu noonu jël na aspect yu bëri que ça soit ci dëkkuwaay yi que ça soit ci restaurant yi que ça soit ci nekkinu même administration bi ci seen biir ba bi étudiants yi di ñëw te étudiants yi dañ leen cee boole woon ba ñoom bi ñuy ñëw xam nañ ne am na ay mesures yoo xamante ne xarañ la. pour te moom lañu amagum pour mën a en fait def de telle sorte que feebar bi bañ a law ci campus bi loolu nag boo ko gisee mooy administration bu ñu la dénkee ay nit da ngaa war a anticiper anticipation boobu tamit moo indi ngeen gis projet yi directeur ne comme étudiants yi dem nañ seen dëkkuwaay nañu ci profito def ay liggéey yoo xamante ne nii day changé waat xar kanamu campus yi te ñeen ñi fi ñëw yëpp ak étudiants yi ni ñu ko waxee gis nañ ne xar kanamu campusu université de Thiès yi changé na te loolu c'est un début parce que direction bu bees bi mu ngi fi depuis le mois de janvier donc au bout de 6 mois gis nañ changement yi am ci biir université de Thiès ba ñëpp ñu. ca ISEP bu Diamniadio di institut supérieur d'enseignement professionnel foofu tamit jàng ba dina dooraat rectorat ba di dalal xel ni jël nañu bépp matukaay ngir wàccoo ak lañ fa digle ci wàllum dandante ak yeneen yu ni mel
mel recteur ba rek joxe it ay digle ci li nga xam ne moo di tabaxub institut boobule ñu door ginnaaw ba ca coopération coréenne bi jàppee Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samba. toll nañ ci 3fanweeri étudiants yu nar a tàmbali lii di njàng ak njàngale mi ci lii di institut supérieur d'enseignement professionnel bu Diamniadio ci benn fan ci weeru septembre wi ci ndajeem ak taskatu xibaar yi kii directeur bi di ñu xamal naka la ñu nar a tàmbale bombuleem njàng. pour reprise bi comme nu ko ñëpp xamee ci jàng mu kawe bi école bu nekk université bu nekk même ci benn université da ngay gis ni. banqaas bu nekk day xool moom ak nu mu bindoo ak jàngale ba nu mu demee nan lay def ba nga xam ni lépp li nga xam ni digle la bu ministère santé ak état du Sénégal def dina ko mën a respecter pour mbas mi. lu jëm nag ci respect lii di protocole sanitaire bi ak jàngoro jii di coronavirus ki directeur bi di ci dalal xel yi. parce que wax dëgg nag même bu fekkee nag xale bu ndaw xëy na sax boo feebaroon du feeñ mais nanu am yërmande si mag ñi nga xam ni ñoom bu ñu jógee fii du jël bi seegi mel noonu ñooñu lay ci dendal parce que ñoom dañuy bokk transport ak ñuy liggéey si administration si biir Diamniadio yooyu suñu demee tamit dañuy dem aussi seen kër yi ak si quartier yi au moins nu am yërmande si ñooñu donc suñuy nekk di def gestes barrières yooyu parce que amuñu droit def leneen. mu doon nag occasion kii directeur bi indi ay tontu ci jafe-jafe yi fa xam ni ndongo yi waxoon nañ ko jëm ci wàllu lii di ay fosse septique. ndax déggoon nañ sax temps yi nu naan ISEP bi amul courant ISEP bi si boppam amul ay fosse septique amul toilette yu mel na nag yooyu yéen gis ngeen ti am nañu yaakaar ni daa ngeen mën a wax population bi lan moo fi nekk ba pare tamit dinañ wax ni li ngeen fi fekk ci ngeen gisal ko seen bopp du rek école comme école la bi nga xam ne ci biir école bi ci boppam dañ fi def lépp li nga xam ni jumtukaay la pour que xale yi nu mën di jàng waaye nu mën di jéemtu pour liggéey. ñu fàttali ko institut boobu Sénégal daloon na ko ci coopération bi dox ci digganteem ak lii di réewu Corée ñu koy duppee KOICAR. ci njàng mu diggu doomu bi ak Sem Djim Momar Gueye fële ca Kaolack la nekk mu di école bu nekk ci anam yu doy waar ndax yàqute gi personnel ba ñu fay liggéeyee ñoom ñooy yëglu ndax lu bari dafa yàqu ci école boobu la nga xam ne yàgg na te lu toll ci juróom-ñetti téeméer ci ay ndongo ñoom ñoo fay xëy saa su nekk ñu ne it leneen lu leen metti muy mënuñoo jàng bu baax ndax coow lu rëy li nekk ci tali bi te di dugg ci biir école bi dañ ci ànd ak Ibrahima Diameek Fally Gueye ci reportage. ay plafond yu wadd ba noppi yeneen yi waaju wadd miir yi maquette bâtiment CM Djim Momar Gueye bu Kaolack mel ni wóoratul ba tiital na lool ñi di kilifay l'école bi. ñu yëgal parents d'élèves yi di yëgal autorité académique yu nekk fii Kaolack di yëgal suñu ministre de tutelle Mamadou Talla di yëgal aussi le président de la République que CM Djim Momar bu xam ne tey ñu bëri fi leen jaar ba am lu ñu am tey. CM Djim Momar bu xam ne moo doon def résultat yu gën fii ci Kaolack ak ci Sénégal tey CM boobu buñ moytuwul dina daanu il suffit nga xool bâtiment bi walla nga dugg ci biir nga gis lu ñuy wax miir yi ñu ngi fii ci réew plafond yi mun neen daanu. weesoo melukaanu bâtiment CM bi la nekk ci peggu marché central bu Kaolack beneen mbir bi ñuy mettitlu moo di pollution sonore biñ ne sonal na leen wikk. vraiment pollution bi maanaam bruit bi booy jàngale doo dégg des fois oto dina jaar teg ay matériel de sonorisation da ngay obligé arrêter say cours pour xaar oto boobu jàll pour nga mën a continuer ba gis ne na loolu dafa am répercussion sur résultat. lii nag rawatina melokaanu bâtiment yi de tax na kon ba responsable l'école bi de teel a jóg artu balaa leneen lu doy waar di fi xewoon. lu ñu bañ mooy lu xewoon Demba Diop xew fii ñuy sor di jóg loolu la ñuy bañ ñun moo tax ñun professeurs yi tey ñun ñoo jóg ànd ak élèves yi pour vraiment porter le combat. CM Djim Momar Gueye nag ñoo ngi ko tabax ci booru atum 1960 am na lu mat juróom-ñetti téeméeri ndongo ay banque képp nag ñoo ko entouré muy BCEAO muy banque atlantique ak CBAO bu Kaolack xëy na kon ñooñu ne daañu dégg yuuxu l'école bi la.
jërëjëf Ibrahima Diame ñu wax ci tey jileek juróom-ñaar ci ay mouvement ci ay membres yu bokk ci mouvement Y'en a marre yu ñu teg loxo police moo leen jàpp ca buntu siège bu Orange Sonatel ñoom nag dañoo xëyoon foofule ci VDN bi ngir naqarlu ñu ne ak tarif illimix ci société bi teg te nanguwuñ ko benn yoon bokk na ci ñi ñu teg loxo nag kilifa ak coordonnateur bi di Alioune Sané bu mouvement Y'en a marre ñu xool image yi tuuti dellu si waat. Commandant, il va monter, hein? Non, commandant, non, montez. Pourquoi vous refusez? Vous refusez? On refuse rien. Commandant, vous voulez ma bagnal ma dugg fii ba pare nga bëgg ma dugal ci sa oto bi. Montez d'abord. ñëw. Nous allons nous battre aux côtés de tous les Sénégalais pour que la Sonatel redevienne forte, pour qu'on puisse recouvrer notre souveraineté en matière de télécommunication. Il veut t'éloigner de là. Non, duñu la bàyyi. Dama jàpp. ni ngeen ko gisee ci image yooyu la mu di ay nit yu bokk ci mouvement Y'en a marre xëyoon tey jile doon naqarlu fële ci buntu Orange ñu jàpp ñenn ca ñoom ñeneen ñu amoon lu leen metti wala am ko ba léegi sax waaye dakkal nañu seenub grève dañ ko amoon lu leen metti wala am ko ba léegi sax mu di SYTJUST syndicat bi ëmb liggéeykat yi ci wàllum yoon ginnaaw ab daje bu ñaam ak seenub kilifa di ministre de la justice maître Malick Sall ak ñu ci doon dox tànkub jàmm moom Malick Sall nag joxe kàddoom ne dinañ waxtaanaat te lu ñu bëgg dinañ leen ko defaral ci weeru septembre 2020 bi ñu déglu ci secrétaire général bu SYTJUST di maître Ayaboun Malick Diop ci micro Maymouna Ndiaye ak Youssou Barou. soo suñu defoon muy trêve bu 96 heures duñ ko bëgg def bër bu gën a yàgg ñu koy waxee suspension pour permettre garde des Sceaux ministre de la justice engagement yi nga xam ne jël na ko ci ay kanamu gor yu mag fii di Sénégal muy maître Papa Leyti Ndiaye bâtonnier de l'ordre des avocats, les représentants du Haut Conseil du dialogue social, maître Doudou Ndoye, ancien ministre de la Justice, le président de l'association des juristes africains ak le secrétaire général de l'UNSAS engagement yooyu mu jël seen kanam mu motale ko donc loolu moo tax ñu décider suspendre tout le mot d'ordre pour jàmm am jàmm ñëw ci këru àttekaay yi. waaw loolu yëpp nag duñ ko bëgg mu yemale ko ci biir mois de septembre bi parce que liggéey yi kuy liggéeyu jàmm dafa war a gaaw dafa war a bar te yaakaar nañu nag moom bëgg nammeelam ci biir ëttu àttekaay yi nammeelu bàyyi way gu rafet la fii ci ëttu àttekaay yi ba daal am nañ ci yaakaar gu rafet ne xeex bi mën na jaaree nii dagg fi ñett la benn bi mooy protocole d'accord bi nga xam ne mooy wax état du Sénégal daf ñoo ameel ay prime benn bi suñu mbir bu defar suñu statut ba ñu am plan de carrière beneen bi li nga xam ne ñu ngi koy woowee fonds commun des greffes ñu defar ko ba nga xam ne du nekk fonds commun bu yooyu. fàttali ni grève bu SYTJUST boobule daanaka dem na ba ci diirub ñetti weer ñi it dañoo am lu leen naqari muy ñuy liggéeyee ca collectivité territoriale yi te ñu yebal leen ci centre de santé wala sax ay poste de santé am na ndimbal bu ñu fi taxawal ñuy liggéeyee kër docteur ci jamonoy mbas mi ngir jàppale leen ko waaye ñu bëri ci ñoom nee nañ daanaka ñetti weer képp lañ leen jox ña ca des moom gisuñu fifsin ba tax na tey jëlee ñu wax li leen metti ëllëg nag dañoo fas yéene banque seeni yoxo duñu liggéey teg ci takk ay morceau yu xonk Fat Bintou Konté ak Jafara Ba. xaalis bi nga xam ne moom la ñu jagleeloon li jëm ci prime Covid 19 bi nga xam ne agent de santé ñoom la ko état bi jox ñi nga xam ne ñoom ñuy liggéeyee ci collectivité territoriales yi tey liggéey ci hôpital yi jotuñu dara. waaw est-ce que loolu yoon la ñu ne yéen ñëpp bu Covid bi ñëwee ñëpp nañu liggéey xeex ànd ak askan bi pour ñu jëlee fi jàngoro bi mais est-ce que jaadu nañ man mi nga xamante ne maa ngi taxaw fi loolu opinion mën nañ ma témoigner man maa posé problème bi président de la République. ne ko xanaa di nga jox prime exceptionnelle agence santé yi parce que combat bi nag dina métti mu ne ma noos dinaa joxe prime exceptionnelle pour agence santé yëpp mu daal di joxe ay 60 et quelques milliards ci ministère de la santé mais prime boobu ñooy yaa xayti ñi ko yelloon nañ leen jox loolu mais malheureusement dañu gis ne bi affaire bi ñëwee séddale bukki la ñu def séddale bukki moom ñun par exemple
3 mois la sunu éléments yi jot sur 6 mois mars avril du ñëpp a jot am na ñoo xam ne 0 franc laaluñu dara mais loolu naka lañ ko mën a expliquer te xaalis baa ngi bu dee xaalis bi nekku fi nag nañu wax xaalis fan la jaar. yi nag ñu jàkkaarloo woon ak taskatu xibaar yi ñoom agent de santé yooyu nag di yuuxu li nga xam ne moom moo di injustice moo di séddale bukki bi nga xam ne am na ci xaalis boobee ba tax na ñuy interpeller ministère de la santé ci xaalis boobu fan la jaar moom moo di fond Covid 19 bi. mooy ñi nga xam ne dañ ko won te waruñu laal ñi nga xam ne war nañu laal te laaluñu ñu fexe ba ñooñu jot te loolu moo tax ñuy profité occasion seen présence fii pour demander njiit réew mi ci boppam na arbitrer parce que lii mënul wéy mënuñu nekk ay agent état c'est vrai collectivité locale décentralisée la mais agent état lañu ñii laal ñun duñu laal au nom de quoi. ndax ñu jàpp ne lii nga xam ne moom lañ leen def manque de considération bu mat sëkk la ba tax ne ñoom travailleurs collectivités locales yooyu bokk ci nekk agent de santé suba nag la ñu fas yéene nag takk li nga xam ne moom moo di brassard rouge te nag dakkal bépp liggéey bi nga xam ne moom la ñuy def bu 10 heures jotee ba midi. Sidya Ndiaye mi nga xam ne moom moo di seen jëwriñ moom ak ay naataangoom nag jàpp na ñu ni dafa jot nag ñu dakkal li nga. ñu dem grève banque suñu loxo def tëj centre yëpp parce que ñi dañuy bëgg a fontoo mais brassard rouge la ñuy démarrer le matin. Arrêt de travail de 10 heures à midi ensuite 15 heures opération Koki. jërëjëf Fadmintou Konté ñu jàll naka noonu ci mbas meeg tolluwaayam ci réewum Sénégal mu mel ni ñaame jàngoro bi dañuy wàññeeku ba si leweesu tey jilee wàññi nañu ñeent fukk ak ñeent am na fanweer ak benn yu sonn loolu tey jilee amul kenn ku faatu ni ki démb docteur Mamadou Ndiaye moom mooy directeur de la prévention ci ministère de la santé. ci juróom-ñeent téeméer ak ñeent fukk ak ñeent test yi ñu def ñeent fukk ak ñeent ñoo ci positif yooyu ñaar fukk ak juróom ñoo ciy cas contact mooy ñi am feebar bi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji am nañ ci benn cas importé mooy ki jóge bitim réew te mu ngi duggee ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass am nañ ci fukk ak juróom-ñett cas communautaire mooy ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji waaye xamuñu fu ñu ko jëlee wala ku leen ko wàll ñooñu nag seen lim nii la tëddee ci gox yi may waaj a lim Saraya am na ci juróom Matam am ci ñaar Nioro am ci ñaar Thiès am ci ñaar Jëppal am ci benn Dagana am benn Kolda am benn Oussouye benn Richard Toll benn Saint-Louis benn Ziguinchor benn ñeent fukk ak juróom si malade yi ñu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee fanweer ak benn ñu nga ci service de réanimation kenn ñàkkul bakkanam bésu démb altine fanweeri fan ak benn ci weeru ut bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wëññi na fukki junni ak ñett ak juróom benn téeméer ak juróom fukk ak juróom kaa ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu nag juróom-ñeent junni ak ñeent téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeent wér nañ si ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeent ñàkk seen bakkan mu des ñetti junni ak juróom-ñett téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn si lalu hôpital yi wala si loxo docteur yi. ca Tëngéej moom ñi amee jàngoro bi te xamuñu kan moo leen ko wàll dafa yokk fan yi la weesu ba jaaxal service d'hygiène ñu door ab benn campagne ngir daal di désinfecter ay diwaan yu bëri dooree ko nag ci commune bu Sangalkam yeneen communes yi bokk ci département bi yëpp tam dinañ fa dem pomper fa loolee ngir fexe ba wàllante boobule daal di dakk dañ ciy déglu colonel Maodo Malick Diop moom moo jiite service d'hygiène foofu ca Rufisque ci micro Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb. vraiment mbas mi jégagul doyoo mais quand même gis nañ ne cas communautaire mi ngi augmenté wu de jour en jour loolu amee aussi ñun ñu xalaat ni vraiment ak surtout matériel yi nga xam ne jot nañ ko nii war nañu am ay stratégie ba xam daañu mën a wàññi virus bi parce que comme transmission communautaire la kan xamul kan moo ko am ko amul waaw donc moo taxoon ñu ñëw fii tey Sangalkam vraiment pour jéem a traité fépp foo xamante ne si nit ñi dañ fay tase traité lépp loo xamante ay service public la nga xam ne nit ñi dañ fay tase traité structure de santé yi notamment centre de santé yi loolu aussi vraiment mu ciy gërëm suñu partenaire boobu di MTAPS bi nga xamante ne si moo ñu jàppale bu baax a baax ci liggéey bi parce que lii dañ ko war a def normalement waaw mais ñoom aussi vraiment gën nañu jàppale ba tax na vraiment yeneen brigade yëpp ñëw boole seen loxo sumbandoo ko pour ñu mën a dóor def liggéey bu rafet fii ci commune bi quoi.
beneen ponk ci xibaar yi dégg ngeen ko fan yi weesu rek mu di ay fas yu ñu faat ci diwaan bële ñu naan Likunda nekk ca Tambacounda ñu gàll ay buum seen baat ba ñu jaaree fa faatu ki jiite maison des éleveurs du Sénégal di ko naqarlu bu baax a baax moom Ismaïla Sow gis ni loolee lu ñaaw la mu cay dolli nag ni faaw jot na ñu doxal loolee di code pastoral dina tax bay jafe-jafe yu bëri dinañ ko moytu lu ci mel ni sax xeexoo yi ñi nemmeeku yenn saa yi diggante sàmmkat yi ak baykat yi moom Ismaïla Sow moo doon ganu info du matin dañ koy déglu ak Chérif Dia. nga xam ne gis nañu ko ci Tambacounda kenn xamul loo ko mën a qualifier xamu fas bi dafa dugg ci toolu jàmbur wala nit ki da ko def ngir coxor wala dafa ko doon sàcc wala ban intention la am ba def lu ñaawee nii ñaareel bi aussi comme ni ñu ko waxee sànq mooy problème code pastoral bi aussi ñu ngi doon ñaan pour que ñu voté ko quand même ak lu mu bon ñu mun koo téye ci suñu loxo mais baax na aussi que état réfléchir ak acteurs yi ñu xoolaat parce que nun nag bari nañu ay code trop dëkkandoo bi nga xam ne nag diggante béykat ak sàmmkat loolu aussi dañu doon ñaan état ka mu jël ci ay responsabilités ñu mu xool nan la ñuy def ba nit ñi mën a dëkk ci jàmm parce que jàmm mooy lépp dégg nga te problème bi am diggante béykat ak sàmmkat nag waruñu ko bay noonu rek négliger ko noonu parce que kenn xamul lu mu mën a jur ëllëg. ñu dem ba Fatick am na lu toll ci fukk ak junni ci ay ASP yoo xamante ni ñoo bokk ci promo 2014-2018 ci Sénégal gi yëpp sax ñoom mel nañ ni mën nañoo am yaakaar ci seenub xëy ndax li ñu digaale woon nag direction générale ba dafa mel ni yokkute bi ci atum 2020 bi la nar a jeex ka ko jiite moom Birame Faye ca boppam ne ñu ngi taxawal ay comité di ci waxtaan ngir xool yan anam la ñuy gën a baaxalee seenub liggéey Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey. Directeur général agence d'assistance à la sécurité de proximité moom nag ci week-end bi ci Fatick doon na participer ci benn caravane boo xam ni dañ ko jagleeloon xeex coronavirus bi activité bi jeexee nag moom Birame Faye wane na ak rafet njortu jëmale ko ci ñi nga xam ni ñoom ñoo di ASP yi nga xam ni seen contrat dafa war a jeex ci weeru décembre bii di ñëw gannaaw bañ leen dolli waatoon ñaari at ñoom ñii nag ñu ni mën naa am li des ci seen wàllu carrière dina baax ndaxte ñi ngi xalaat di ko jëmale ci wàllu woowu. ay ndaw lañu toll ci fukki junniy ndaw di liggéeyal askan wi nekk fépp ci Sénégal nekk ci institution yëpp muy liggéey bu am solo boo xam ñu ngi koy amal seen durée engagement ñeenti at la ñeenti at yi jeex na njiitu réew mi amoon xalaat wi ba tey ñu nekk leader et pionnier en matière de sécurité de proximité dans la sous-région une référence au niveau mondial moom ci mbaaxam ak coobare boppam moo leen yokkal yeneen ñetti at yooyu ñooy jeex donc normalement da ngeen waroon yeewi jël ñeneen mais comme ay ndaw lañ toll seen digg jamono liggéeyal askan wi liggéey bu mucc ayib te kenn fayu leen aussi njiitu réew mi ne nañu xalaat ngir seen ëllëg xalaat boobu ñu ngi koy def kilifa gi diñu ci jàppale muy suñ jëwriñ Aly Ngouille def nañ ko aussi woo ci kàngam yi seen xam-xam màcc dem ci wàllu kaaraange ak ci wàllu xëyu ndaw ñi liggéey nañ ci bu baax a baax résultat travaux yi jox nañ ko kilifa yi waaye am nañ ci yaakaar. Birame Faye nag moom rafetlu na bu baax a baax liggéey bi nga xam ni moom la fukki junni ASP yooyu nekkee ci réew mi di liggéey ci structure étatique yi nee na sax wane nañ seen bopp bu baax a baax ci xeex bi nga xam ni moom la ñuy xeex coronavirus. bi yëf yi dooree jàppale nañ way takk der yi ci liggéey bi leen sas maanaam respecté couvre-feu bi bu baax jàppale nañu aussi nguur gi ci dund bi nga xam ne ñu ngi ko doon jëmale ci dëkk yi sécuriser convois yi sécuriser stock yi jàppale leen aussi ci bourse de sécurité familiale yi ñu doon joxe jàppale aussi maanaam waa service d'hygiène bu baax ay dëkk yu mel ni Tamba aussi bon jàppale nañ rajo yi nekk foofu ci comme ay relais communautaire ñu ngi ci sécurisation des lieux confinés. moom nag muy invité ASP yooyu ñu gën a góorgóorlu wane exemple bu baax te itam di continuer di aar askan wi. ci xibaar yi ñeel politique fan yi yëpp nag ñu ngi waxtaanaate statut chef de l'opposition maanaam kan moo war a jiite kujje gi ak ci yan anam kii di Serigne Saliou Gueye xam-xamam màcc ci wàllum politique moom li mu gis nag mooy dañ ci teel a wax sax jamono ji faaw ñu taxawal benn loi ba noppi buy wax ci yan anam la ñuy sukkandiku ngir joxoñ nit ni moom moo jiite kujje gi Papa Amadou Fall nekk directeur publication bu la Gazette moom li mu jàpp rek mooy situation bi daal dafa lëndëm te ki mu arrangé du kenn rek lu dul parti bi jiite réew mi mu di APR dañ ci ànd ak Alhassane Ba Diafara Ba ci ab gëstu. ab débat bi nga xamante ni judduwaat na beneen yoon bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante ni moom mooy Pape Amadou Fall jàpp na ni li yëpp li ko waral mooy ñàkk leeral ji nga xamante ni constitution waroon na ko def jëmale ko ci li ni mel. ñu ne nag
président de la république waroon na ko mën a tànn waaye dafa am ca na mu koy tànne du yaama neex boo demee ci constitution bi dafa lëndëm ci wàll bi nga xam ne moom mooy mbindin ma ñu ne waaw kon tey ñu ko natt ci ñi nga xam ne ñoom ñooy député yi waa assemblée nationale ñu ne foofu it yoon mën na faa génne waaye suñu constitution tey mayu ci leen ba tax na ku nekk nga fëgg sa dënn naan man la. politologue bi di Serigne Saliou Gueye moom gis na ni ab diversion la li nga xamante ni moom moo jëm ci statut chef de l'opposition mu sukkandiku nag ci li nga xamante ni moom mooy démocratie ci suñu réew yi. dama gis suñu exemple voisin yi nga xam ñoo nekk Guinée Cellou Dalein Diallo mooy chef de l'opposition mbaa chef de l'opposition boo xamante ni yow marche sax mënuloo ko def bu fekkee da nga ne da ngay manifester ñu ne la déedéet souvent même dañ lay mettre en résidence surveillée waaw léegi nga ba wax ne kooku mooy statut chef de l'opposition kay reconnaître ko benn statut. Sénégal gi aussi je crois que c'est la même chose li ñu gën a soxal ñu suñu démocratie du statut chef de l'opposition. am na yeneen questions yoo xam ne c'est des questions majeures. ci jamono ji nag amul benn loi bi nga xamante ni définir la li di statut chef de l'opposition mu jafe lool kon nga mën a joxoñ baaraam ne kii la ab situation bi nga xam ne nag jur na ab flou boo xam ne mën nañ jàpp ni installé wu na ba noppi. tey bu fekkee ne dafa am ñu jóg ñu ne Idrissa Seck moom mooy chef de l'opposition ñooñu de mën naa wax ne dañu jiitu paaka ci mbaram parce que bala ñu naan Idrissa Seck la day fekk. ñu définir d'abord lan mooy ay droit am lan mooy ay devoir ba ñu déggoo ci ñu tënk ko ci loi su boobaa nag ñu xool profil bi nga xamante ne moom mooy dégagé wu ci loi boobu ñu tënk pour mën a wax ni kii mooy chef de l'opposition. jiixe jaax boobu nga xam ne moom la ñu nekkee te muy tardeel réew mi ndax dafay tardeel réew mi soo xoolee Sénégal dañ naan gàcce ngalaama ci wàllu démocratie waaye buñ koy natt ci wàllu wi nga xam ne moom mooy ni ñu war a fale ki jiite opposition bi da nga naan Sénégal moo jël ndaare. commission politique bu dialogue national war see addu leeral ko. leneen ci xibaar yi mu di Akon City ab ville touristique bu ñu nar a samp fële ca Mbodiène te Akon di waykat bu mag boobule bëgg ko samp nag dinañ door liggéey bi ci atum 2021 mu ni lu bëri ci investissement yi am nañ ko ba noppi projet bi li mu laaj ci koppar lu takku la $1 milliard ci dollar boo koy xayma ci suñu koppar nag ëpp na $200 junni ak $245 junni milliard ci sunu xaalis dina tax ba touristes yi gën a mën a ñëw Sénégal rawatina Mbodiène moom Akon doon jàkkaarloo taskatu xabaar yi démb dañ koy déglu ci micro Mohamed Samba ak Younous Diatta. When it comes to Mbodiène, the rural infrastructure was very important to us. projet bu Akon City liggéey bi dina tàmbali ci weeru njëkk ci atum 2021 daanaka boo xoolee lu ëpp ci wàllu investissement yi amal nañ ko ba noppi ba tax na liggéey bi nag bu dee pàcc bu njëkk bi daañu ko amal ci fan yi di ñëw bi ma demee fële ca Mbodiène gis naa ni askan ba ca wàllu boppam am na lu ñu soxla ci wàllu ay tali ba tax na nag ci wàllu boobu ñun daañu amal liggéey yu am solo ngir fexe dëkk bii di Akon City ku jug rek mën faa dem te doo daj benn coono ci wàllu yoon yi moo xam ñi nekk ci biir réew mi la wala sax ñu jóge ca bëtim réew. ci xibaaru biti réew Guinée la ñuy dem ak Alpha Condé mi nar a samp ndëndëm ngir ñetteelu mandat foofu ci Guinée ci seen élection bi ñu war a amal fukki fan ak juróom-ñett ci weer octobre bi ñu dëgmal ginnaaw démb lañ ko siiwal ñu ne naam sax ay nit yu bëri ñu ngi génn weer yi weesu yëpp di manifester ne du ca dal ni mu wuteeg ñaari présidentielle yooyu fa amoon nga xam ne Alpha Condé ci boppam moo taxawoon ne dafay bokk ci jongante bi bi la yoon nag partem di Rassemblement du peuple de Guinée ak yeneen parti ya koy ngemb ñoom ñoo génne ab communiqué jàllale ko ci média d'État yi ngir siiwal candidature boobule moom kon Alpha Condé dina bokk ca jongante bi nar am fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre foofu ca Guinée dañuy wutali ji ci pàcc bu mujj li yëglekaay xëy tey ak El Hadj Assane Gueye. yéenekaay bi di observateur la ñuy tàmbalee mbokk yi moom mi xëy kujjee gu mu ne meeku mu ne ci politique diggante Idrissa Seck ak Ousmane Sonko yéenekaay bu groupe Futurs Médias ñëw ci lim jàpp nag ne moo wund boobee kujjee bokk na ca mbiri privilège di ngëneel wàllu daraja ak it ñu ne wuutuk Macky Sall ëllëg moom Ousmane Sonko parteem nag di Pastef ci yéenekaay bi di enquête ñu ngi ci xamle ne débat bi ci wàllu kii doon njiital opposition bi ak statut boobee opposition dara ay pexe rek la pexe ñu ne ngir féewale opposition bi ci boppam ndax moomee mbir ñu ne du lu yitteel askan
wi yitte askan wi dëgg mooy lu koy génne ci guute gi ci wàllu koom-koom ak wàllu dund gi ko nguur gii fi ne dugal ndaxu bëggee ñu ne ak ñàkkum xereñ dialogue national bi nag ak foo waxtaan yi gën a ngiroo fan yi di ci wàllu mbiram boole ndombay tànk président de la république ak président de parti fa la géew politique bi juboogul le témoin ne débat boobu sax amul benn solo maanaam faux débat la bu nu ko méngaleeg solo gi dëgg ci mbiru lu mel ni bulletin unique gi wala commission bu wér bu jub buy saytu élection ci Sénégal laas ne opposition bi ci boppam nag ma ngay dëgëral taxawaay ga donte amoon nañ yaakaar fan yi ak dal ak juboo gi jëm ci wàllu jëlee fi parrainage ci local yi nu dëgmal waaye front de résistance nationale FRN ña ngay ŋànkati ñaxtu yi nga xamante ni ñoom la ñu àndal boobaak léegi bay ci gën a yàgg bokk na ci di sàkku ñu fal fi kilifa gu farul fenn gu màndu ngir organisation et élection yéene kaay bi ne Pastef nag démb ñoom génne nañu bataaxal ngir wane ñàkk ànd ci ponk yenn yi nga xamante ni noonu la FRN taxawee rawat na lu jëm ci wàllu statut opposition que chef de l'opposition wàllu yoon jàmm ak dal dellu si ci diggante ministre de la justice ak waa SYTJUST Le Soleil xëy ku fësale nataalam moom jëwriñ ji maître Malick Sall yéene kaay bi ne jàmm ak gindiku dellu si waat na ginnaaw juróom ñaar fukk ak benn fan yi réeroo la tribune moom justice boobee la xëy waxtaane ak i jafe-jafeem ci wàllu moom boppam di indépendance forum civil ak njiit la Birahim Seck ci yéene kaay bi pexe genn gi nu gis rek ñu ne ngir dëgëral justice bi mooy ay réforme jaaree ko ci assise bu boobaa nguur gi dina mën a setal boppam ci ñi koy njortalab loxo bu muy dugal saa su ne ci liggéeyab justice boobee di ko abali gët di ko xooloo fa ka neex Sud Quotidien xëyee wàllu déclaration de patrimoine càkkutee fu président Sall ci ministre am ngir ñu def lu ni mel laata fanweeri fan ak benn ci weeru août 2020 yéene kaay bi ne ci ay xibaar yu mu jot daanaka ñoom ñëpp def nañ lu ni mel dem nañ jege ji service yi soxna Seynabou Ndiaye Jaxate njiital OFNAC ngir wax fa ak i firnde seen alal ak nu mu toll waaye problème bi ñu ne ci OFNAC mooy mbiri paradis fiscaux yi maanaam bërëb yooyu ci àdduna nga xamante ni ñenn ñi fa la ñuy daw làqi seen alal yu lewul yooyee ngir rëcc ci l'impôt ki caytu Vox Populi xëy waxtaane jafe-jafe waa Sandaga yi nu toxal yóbbu champ de course bërëb ba naqari naa dem amul benn njarte teg ca commerçant ya fa ne nag lañ daa am Sandaga ba ca gune daanaka léegi fëraas daal lu xideen wàllu lamb ji nag lépp luñ cay laam-laamee fan yi ci njiital CNG Aliou Sarr demamam déet ak wuutoom dara amu ca ministre des sports Matar Ba moo ni waxee ci Les Échos mu ne dara lépp laam-laamee rek la waaye moom mosu caa wax wala dogal ca Aliou Sarr buy toog walay dem mu ne état Sénégal dina ci jëli responsabilité am Matar Ba ci source a ne ci mbas mi la ñu ne taluñu leneen ñuy wax nag du ñàkk xëy na ay pexe wala ñuy commandité am na ca sax mu ne ñuy juum di naan ay candidat lañu ca mbiri poste président CNG duy mbër yu taxaw samp seeni ndënd waaye état ci boppam mooy def tànneefam ak kóolute ñu des ak lamb ji ak le quotidien mi xëy jàpp ne ak fombuk lamb Gris Bordeaux Balla Gaye 2 Gaston ñàkk na kombaam moom Gaston Mbengue mel ni na ku ci indi tontu ci sunu lamb mu ngi cee xamle ne ci wàllu affiche moom am na ca plan ba plan Z Gris Bordeaux nag bàyyilu ko dara ci yéene kaay bi moom Gaston ma nga naan mooy ki ko fabriqué pièce par pièce waroon na am mu ne ngoruk delloo ko xaalisam ca bëccëg ga 24 heures ya Gaston Mbengue ci sunu lamb ba tey di wax Gris Bordeaux yow doo Ama doo Boy Niang doo Reug Reug jërëjëf El Hadj Assane Gueye sant ko gërëm ko Mamadou Ndiaye teew na ànd ak jigéenam Mairie Bey li xew ci biir internet bi ci kanam tuuti lay doon incha allah maa ngi leen di ziar Mamadou. ñu ngi lay delloo ziar comme ni ko internet di waxee heure bu baax bi. bu baax bi waaw. internet yooyu ñuy envoyé message boobu wax nga ko dinañ ñëw léegi yaatal li xew ci biir internet bi mais dañuy boole utile ak agréable xam nañ ne bés bu ne dañuy waxtaanee benn yëf bi nga xamante ne dina soxal internet yi soxal téléspectateurs yi ndax xam nga Bitcoin. Bitcoin waaw mooy monnaie électronique. mi ngi noonu yow xale yi 2.0 loolu 3.0. waaye loolu ndax dina mën a dox Ndiaye Sénégal ndax dañoo gëm wàllum kalpe ak nafa bu dee sama maam yi la. pourtant nag am na ay sénégalais yu bari. am na ay sénégalais yu bari yu ciy liggéey te nekk ci sax ay millionnaires. ci kanam tuuti lay doon kon Bitcoin faaw ñu fa jublu ci. jërëjëf Mamadou Ndiaye ci kanam tuuti li xew ci biir internet bi mbokk yi sant leen gërëm leen 19h30 incha allah yeneen xibaar di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm.